di wax ne dañuy wax saa su ne ci dossier Khalifa Sall dañoo jàpp ne réew kenn waral salfaañee loi yi rawatina ci wàllu yoon ak texte yi nga xam ne moo ñu tënk ndax ñun ñëpp mankoo woon nañ en 2012 ne fala budd faw ñoom république bu bees boo xam ne pouvoir exécutif day doxal pouvoir législatif doxal pouvoir judiciaire doxal waaye bu nekkee ne mbir dafa xew ci réew ñëpp tegandoo ci seen bët ñëpp bëgg na patt pataaral ne kenn du ci wax te jaaduwul ak naaféq lay jur te dañuy ñaan yàlla bañ a bokk ci foofu lu ñuy wax nag lu dëggu la su ñun réew mi rek moo ñu ñor du benn leader opposant comme au pouvoir bu fees sunu bët ndax ñoom li ñu doon ñun ñoo leen ko def ñoom ndomboy tànk yu ñu yor ñoo leen ko dénk kon damay ñaan sénégalais yi ngeen yeewu xippi seen bët xool xam ban xeetu réew ngeen bëgg yan ciy dirigeant ngeen bëgg ban pouvoir judiciaire ngeen bëgg ban assemblée nationale ngeen bëgg est-ce que Sénégal dafa war di dellu ginnaaw rek saa bu ñëw muy gën di yées ndax lu ñu seetlu te ñu doxalee ci dossier Khalifa Sall je m'en foutisme juridique la ñii sax bu leen neexee ñu ne banditisme juridique la dañoo dem ba nga xam ne def nañoo def ba léegi amatul luñ ciy seet amatul luñ ciy tiñ amatul luñ ciy jomb ak rus moo amatul ci salfaañe bi ñuy salfaañe li nga xam ne moo di yoon yàgg naa leen wax fii ne ay nitu Khalifa Sall buñ cautionné woon 10 milliards sax kii di Macky Sall président de la République du joxe dogal pour ñu génn ko ci biir kaso bi la ma daan wax dama ko tegoon fu leer waaye yàgg naa leen wax it na wax jotagul bu wax jotee rek dinañ ko wax app ba rek la ñuy xaar bu app bi jotee rek ñu wax ko bés bi ñu jàppee Khalifa Sall dugal ko ci biir kaso bi soo leen seetloo mi ngi yemook ñaari semaine Macky Sall tukki dem Genève ba mu demee Genève am na benn xaritu Khalifa Sall boo xam ne Khalifa Sall présenté woon na ko Macky Sall kooku dem ba fekki Macky Sall fa mu nekk ci hôtelam waxtaan ak moom ci mbiru Khalifa Sall ne li nga koy toppee ngalawaay man mën naa joxe xaalis boobu ngir nga bàyyi ko Macky Sall na ko mukk bàyyi ko ci biir kaso bi am na benn maire de capitale lu dëkk bu ñëw proposé ne mën na jàppale ngir ñu indi caution bi bàyyi ki nga xam ne moo di Khalifa Sall dañ ko gàntal loolu tax ma leen daan wax bu ñu indi woon 10 milliards sax dañuy sóob rek du mës a génn ba tax wax naa leen bala passé na caution bi xam nga lu muy jurum ñu baral li nga xam ne moo di procès Khalifa Sall moo ne de président Macky Sall ba muy mujj wax ak Abdou Aziz Sy Al Amin dafa na ko woon liñ koy toppee bu ko indee rek dañ ko jox liberté provisoire ana mu tey indiwuñ caution ñu dàq ko def lu leen neex ndax caution boobu ñu indi Ndeye Khady Gueye FPE moom la indi ay bijoux la teg Aïda Diong pour am liberté provisoire ay bijoux la teg ñoom ñu gàntal ko am ci gàcce nag xam ne lii ëpp na ginnaaw njombe yi ñu defoon ci immunité parlementaire ba ñu baral procès bi lu jéggi day lu ñàkk yiwadi moom lañ ci seetlu caution bi accéléré wul lu dul procès bi lu xew Khalifa Sall biir kaso la nekk 12 heures ñu indi ko notification ne ko dañ lay atte tribunal correctionnel tegaat ci benn waxtu 13 heures ñu indiwaat ak beneen notification ne ko le 14 décembre lan lay atte ci benn waxtu lu kenn musul gis ci àdduna magistrat yi nag seen yaram war na daw war na ñëw fippu ndax la maître Abdoulaye Wade waxoon dafa mel ni dëgg gu wër péng la boo leen joxee indépendance sax ñu bañ ci diggante esclave ak maître la bu maître bi bàyyee esclave bi mu dem sax esclave bi mooy dem rek dellu si waat na ko déedéet mënumaa dem parce que lii dafa jéggi dayoo
te lu ci gën a ñaaw moo di bañ koy bëgg a yóbbu procès suba 14 décembre am na ñaari recours yoo xam ne mi ngi ci juridiction yi kenn vidéo ko nañ ma wax ndax dëgg la wala du dëgg nañ ma wax ndax dëgg la wala du dëgg accéléré leen dossier bi def ci lu leen neex salfaaña ba mu neex la ñu def jaay doole moo tax yàgg naa leen wax ne leen dossier bii du dossier juridique dossier politique la tey ma wax leen lu tax ma daan wax na dossier politique la dossier bi laata ñuy jàpp Khalifa Sall togg nañ ko ca palais présidentiel may laajte ña fa teewoon bu nekkee teewuñu ñu miim ko président Macky Sall ma nga fa woon Massamba Sall doyen des juges procureur Bassirou Gueye juge Maguette Diop bu fas yéene juger Khalifa Sall Joseph Antoine Diome agent judiciaire de l'État tudd nañ ci Malick Lamotte Demba Kandji Lassana Diaby procureur général Gallo Sir Diagne président chambre d'accusation Cheikh Tidiane Coulibaly procureur général cour suprême Mamadou Badio Camara président cour suprême Pape Oumar Sakho conseil constitutionnel Oumar Youm directeur cabinet ak benn journaliste boo xam ne boo leen seetloo bu baax a baax laata ñuy jàpp Khalifa Sall moo doon génne par benn ay information xam na boppam ñu tëgg dossier bi foofu ci biir réunion ba pare génne ko am na wala amul nañ ko leeral li may wax ni tey jii li am ba des ñëpp gis ko ñu ne Maguette Diop moo fas yéene àtte kii di Khalifa Sall waxoon naa ko ci chronique yoo xam ne weesu na no dossier bii dañuy tëb premier cabinet jox ko Maguette Diop assesseur la woon ci procès Karim Wade ndax ci dolli am na wala amul ñëpp jàppoon nañ ne mooy candidat état bi ba ñuy def assemblée générale union des magistrats du Sénégal moom ci boppam di Maguette Diop nangu woon na justice bi amul indépendance ay kàddoo ma ngi nii. La question de l'indépendance de la justice est une question centrale. J'allais même dire que c'est la marque de fabrique du pouvoir judiciaire. Parce qu'on ne peut pas concevoir une justice qui n'est pas indépendante. Et si vous faites très attention au communiqué du bureau exécutif, on met toujours en exergue le renforcement de l'indépendance de la justice. Pour nous, l'indépendance est déjà consacrée par la Constitution. Mais on est en train de se battre pour que cette indépendance soit renforcée. Ce n'est pas un luxe pour nous, mais c'est plutôt un socle, une valeur fondamentale à laquelle notre justice est adossée. Donc j'estime que, effectivement, je partage cette maxime, mais je voulais tout simplement y ajouter, en mettant effectivement l'accent sur cette notion, pour que les gens puissent comprendre qu'en réalité, les magistrats ne se battent pas pour un pouvoir judiciaire indépendant. Certains magistrats sont eu même à être affectés. Oui. Pourquoi? Parce qu'ils ont pris des décisions jugées courageuses. Et un magistrat qui fait son travail, même si ça déplaît, on doit quand même l'encourager, on doit le motiver. Un magistrat qui applique la loi dans toute sa rigueur, ça ne doit pas lui valoir une affectation. Et ça vide de tout son sens, de toute sa signification, le principe de l'inamovibilité, qui est une garantie essentielle de l'indépendance. léegi moom la ñu jox dossier bi mu fas yéene àtte ki nga xam ne moo di Khalifa Sall njortu lu rafet dañuy di xëpp suñuy bët di xool waaye dinañu am bettange lool la ñuy am bettange ndax musiba boo koy def day mat rek dossier bi ñëpp xam nañ ne c'est politique dal na du ci droit lu ci nekk droit yëpp nappaaje nañ ko salfaañe nañ ko te xamuñu njortu lu rafet yéen a ngi fàttaliku juge yi relâché woon Aïda Ndiongue El Hadji Amadou Diouf jëlee nañ ko Dakar ki taxoon Barthélémy Dias duggul kaso Jean-Paul Diop jëlee nañ ko Dakar Sabassi Faye mi relaxé woon Abdoul Mbaye jëlee nañ ko Dakar maanaam juge yi nga xam ne jël nañ ay dogal yu neexul pouvoir exécutif bi ñoom ñëpp ba ñuy mujj a def conseil supérieur de la magistrature dañ leen jëlee Dakar jëlee leen ci biti génne leen fii affecté leen ca àll ba ma baamtu wax day leer El Hadji Amadou Diouf Aïda Ndiongue moo ko relâché woon dem na Jean-Paul Diop moo taxoon Barthélémy Dias duggul kaso dem na Sabassi Faye moo relaxé woon Abdoul Mbaye dem na kon ñu mën a jàpp ne li may wax di ko waxaat moo di ñoom ñëpp affectation sanction lay doon
lu tax rek ñu wara mëna am yaakar gu ndaw lu yalla di dogal nak digënté xacc ak door lu ne xaj na fi wax nañ ko lu tax ñu war ñu mëna gëmlo na Khalifa Sall va bénéficier d'un procès juste et équitable bu ñu gisé ba ñu commencé début ba kër ñu koy yobbu ci procès lépp ay njombe lañ ci def way justice ñaata rendez-vous avec l'histoire la am raté ko dafa bari ñaata rendez-vous la am ak l'histoire raté ko dafa bari lol buñu démé ba ci biir waxtaanu kujé politique gi nga xamné ci histoire politique du Sénégal ba mi am toujours magistrat mom lañ doon jël mu indi dialogue politique bi ñu waxtané ko yéna ngi fatlikou code consensuel Kéba Mbaye suñu démé ba opposition bi ñu né magistrat ñu né mukk bëgguñu magistrat kon war nañu xolaat ñom seen bop lan mo sik lan mo yak seen der dañ koy wax parce que dañ ci amay xarit ñu laxasok ñom lool waye buñu démé ba opposition bi né mukk magistrat du président sunu dialogue politique ci processus électoral bi bëgguñu nga xamné miri doyna war lu koy gëna firndel tejuñu fi Luc Nicolaï joxe décision mi ngi fi di teugay combat mi ngi fi di taxaw télé ñamewuñ ko japp dugal ko ci biir kasso bi magistrature bobu la ñom conseil constitutionnel mom waxalewuma len ñom ils sont incompétents éternellement incompétents ndax loy ni rek ñu né sont incompétents ils sont compétents pour dire Khalifa Sall est député mais ils sont incompétents pour voir ndax lever immunité parlementaire bo Khalifa Sall mengona ak li texte yi wax yo xamné xalé buy def 6e secondaire bu ko lire article 51 ak 52 bu règlement intérieur bu assemblée nationale mi wax dafa leer nañ ñu salfañe lepp ñom ñu né dañoo incompétent manam dal dañoo gëm seen beut xamuñu ci dara waye nak may fatali justice bi kaddu yi nga xamné mam Abdou Aziz Sy Dabakh waxon nako bes bañuy denc Lamine Gueye diko fatali timi ñu jité du jass de bes bi du jass ben yoon ñu déglu mam Abdou Aziz Sy Dabakh ayna aadun ayna fir'aun wa man malaka al arda wa walla wa asal ñoo ñep lañ doon folak di folle dem nañu tay Lamine ngi ni dégg na président ci bu nek ana mu tay ayna huwa al alam jubóole nag seeni mbokk te doole ji leen yàlla dénk ngeen di ci def lu baax bu leen ko xeex doole du xeex doole des ci yëre mo xatuma ak doole yàlla te man zalama ibadallahi kana allahu khasmahu yawm alqiyamati la bi ngi nii génn na këram tey junni yaag chef ba mu daan toog ak jóg adduna yëpp di déglo jeex na dara amatul tey lu dul ñeent fukki lexlaas ak benn ak di ko yaakaaral njëgal ci yàlla di ko ñaanal góorgóorlu leen adduna du kër adduna du kër adduna du kër teranga yi leen yàlla jox bu leen ko walbati ko def ko gannaay di ko xeexe seeni morom waxatuma la fekk sa mbokkum jullit ngay dal ci kawam pour doole buñ la dénk te mu war la ëllëg dees di rocc ci doole ji ni ki Lamine nga ñëw tëdd fi dootoo man dara say bokk duñu la waxal lu baax dara jaru man waxuma politique waxuma pour ñu applaudir ma leen di wax ne man mi wax ak yéen ñi déglu nañu fab loolu def ko ci ñu kanam xam ne bés bi kenn ku nekk mi ngi laa nekk te xamuloo na ngay dikkee lan la ñu xam ci biir Lamine fi mu nekk léegi ku ci xam dara yaakaar ak njort rek ngeen am ci moom ci kan la ñu yaakaar ak di jortu allahu subhanahu wa taala mi nga xam ne lépp dana dem fa des kullu nafsin zaiqatul mawti kullu shay'in halikun illa wajhah كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام نانيو جامو يالا تباي باربارلو بي تباي بوبي تجيما خملو يالا خم نانيو كوي جامو واي دي دوغال دي ген تيرال سلام من تكن سيني ولا بيرني nga seug ci deru gor yi so legge da dajé ko xamné ki avocat du fa jariñ dara kenn rek la moy président ba moy juge ba moy avocat ba moy procureur ba deug mo fay avocat deug ay la yor tek yalla bu mu xamni ki moy avocat bi gagna mu ne bayna la deug de nañ jaamu yalla te bay pomi te bay katan yi ñu denk nit ñi fab ko jox ñu di seen doole yi bop yalla baaxé len jital len suñu kanam ñu fab doole yi jox len ñu walbati ko teug ko ganday di ko rey jaam yalla du deug jaamu len yalla te ngeen bay jaxal ci walu caisse d'avance bi nak ngalla way dañoo dem procès ne lepp leer ndax ci rapport IGE mësuñu bind
ne topp leen Khalifa Sall déedéet dañ ne il faut revoir le mode de fonctionnement de la caisse d'avance te loolu sax dama jàpp ne lu jaadu la c'est des deniers publics foog ñu xool niñ ko yore d'accord naa ci bu ñu génnee ci lii foog ñu xool niñ ko yore waaye caisse d'avance boobule nañu jàpp ne saa bu Khalifa Sall jógee dugg kër diine indi fa ndimbalu mairie Dakar fa la jógee kon bu ñuy def ci procès bi war nañoo ñëw këru diine yëpp woo leen devant la barre ñu témoigner homme politique yi nga xam ne dañoo jagadi seen loxo doxul seen ginnaaw xam nañu caisse d'avance bi de bu baax a baax am na ñoo xam ne sax caisse d'avance bi moo leen daan faj may woo Ousmane Tanor Dieng ak njabootam yëpp ñu waat ci aqulaayi taala ne dërëm musta jóge ci mairie ci caisse d'avance bi ñëw ci ñoom ndax Khalifa Sall 725 000 lay fayeeku bés bu la joxee million am na fu mu ko jëlee Ousmane Tanor Dieng ak waa parti socialiste membre parti socialiste yépp nañ wàcc seen aqulaayi taala ci kaamil bu nekkee gëm nañ yàlla ne mus ñoo lekk dërëm ci caisse d'avance bi kon bu procès amee war nañoo mën a ñëw témoigner président Macky Sall ak njabootam ba ñuy def seen traversée du désert bi ak ñen fa recruter woon mu nekk ay nitam nan wàcc ci aqulaayi taala ne mus ñoo lekk ci caisse d'avance bi njabootam deret ak njabootam politique ñoom ñëpp war nañoo mën a dem témoigner bu ñu bëggee dëgg rek jib deuxième tour ba muy am président Macky Sall est-ce que mën naa waat ne dërëm jógewul ci Khalifa Sall jëm ci moom ci ndimbal laata sax deuxième tour bi traversé le désert mën naa waat ne musta ànd ak Alioune Badara Cissé dem toog ci saalu Khalifa Sall di ko diis soxla mën naa waat ne mas na musta jàkkaarloo Khalifa Sall ne ko dimbali ma recruter ma ñii ak ñii ak ñii ci mairie bu Dakar procès bi gouverneur yëpp yu Dakar préfet ak sous-préfet yëpp daanañ jot carburant caisse d'avance bi la doon jógee ñoom ñëpp war a dem témoigner ji dañoo bëgg rek mu leer am na ñoo xam ne sax renseignements généraux lañ bokk ay indicateurs gouvernement boo xam ne daal nañ laal commissaire yu région de Dakar laa la wax waxuma département Dakar de région de Dakar commissaires yi war nañoo mën a dem témoigner parce que fi mu nekk nii lépp jeex na dañ waxante dëgg rek te yàlla tax commissariat central Arona Sy ba mu koy yor mobilier ba nekkoon foofu yëpp Mass Office Choice leen ko jëndee caisse d'avance bee ko jënd ministre yi député yi seen secours yi yéen dañ yóbbu ne dëkk gi feeñ am na sax journalistes yu nekkoon ca jafe-jafe dañ waxante dëgg te yàlla tax seen rédaction lompoñoon na weer ñu war a fay seen journaliste mën ñu koo fay xam nañu caisse d'avance boobu bu wax jotee nag wax tur yeeg lépp ñu tudd tur yi